Midi Culture. mbirum Serigne Daara ba nu jàpp ca Wakaam ne kon da doon yàkkataan ay élève am meeru gox ba kon nee na noppi na ngir nekk ca partie civile. ONG Jamra ne kon muy mbir moomee di mbirum xew ca Dakar Sacré-Cœur ak gune yu góor yenu fa doon yàkkataan lépp kon yoon na ci def liggéeyam na ca ware maître El Hadj Diouf nee na kon Guy Marius Sagna waruñu ko daal di bàyyi te li mu def képp ku ko def dañ laa war a dóor balu fital avocat bi yokk ci ne kon ñetteelu mandat bi président Macky Sall xelam xalaatu ko ndax yoon mayu ko tey di fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2020 nekk bëccëg àdduna wërngal këpp jagleele enfant soldat taxit kon rédaction King FM di toppaat tolluwaayu ko gone yi reportage bi tey ñu def taxaw seetlu jëmale ko ci niveau français bi ak élèves yi ak jamono jekk ni mu delloo gannaaw li mbokk yàkk leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jagle la aada ak cosaan mu gën caa fës kon festival bay am ca Ngumba loolu nag nekk bés boo xam si dañ koy def ngir gën a yaatal wàllum aada ak cosaan ca boobule gox ca la nar a porox ndoolu itam daal di fay lawal wala sax gën faa gëstu jàngoro ji la di drépanocytose découverte bi tey nar a nekk Mohamed Ndiaye ñu gën koo xam ci Koul ji Flow nataal bi gan gi ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Khader moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel nañ leen ko waxee ca ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi mu di kon mbirum yàkkataan mi nu wax ni dañ ko daal di nemmeeku ci diwaanu Wakaam benn Serigne Daara moo ko fa doon def ba ñu teg ko loxo. leneen tamit loo xam si kon ca AS Dakar Sacré-Cœur la xewee ñu ni kon kenn koo xam dafa bokkoon ca ñay tàggat gune ya moom la ñu daal di jàpp fekk ni moom it da doon yàkkataan gune yan fay tàggat loolee nag nekk mbir yoo xam si ONG Jamra naqarlu nan ko ba fa naqarlu yam ba noppi di woo yoon ngir mu def ca liggéeyam te it dem ca ba jeex bañ caa dellu gannaaw Papa ma jaxate Sarr. jëf yi yàkkataan yi ñu nemmeeku fan yi weesu ca école de football Dakar Sacré-Cœur ak ca ab daara ca Wakaam naqari na loolu Mame Makhtar Gueye waaye loolee terewul jëfu ñaawteef yi bett ko ci bërëb ya ñu leen tudd. muy bàjjenu gox yi nga xam ne tamit dañuy yore ay xale nañ ñi di waxtaan ak xale yi ndax am na xale yoo xam ne nangami at a ngi ñemew ñu wax gis nañ ko fii ci Wakaam am na càngat yu mu leen daan def ne leen boo leen juumee ba nettali lii rek nangam ak nangam dana leen dal loola waral lu presque ñaar fukki at xale yi ñemew ñoo wax. ONG Jamra bi mu bokk li mu bëgg mooy yoon dem ba sës ci mbir mi rax ci dolli ñuy artu ci yenn ci pression yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci ñaari mbir yi. Sénégal bu fi jëyee yu mel ni amee bu ñu yégee ne plainte am na ay nit yu doy waar seen métier mooy ñëw di def pression pour xale yi dellu ginnaaw li ñu lay ñaan rek mooy na nga dëgër ndax mbir mi du question acharné wu contre Massamba wala Mademba waaye dañu war a aar xale yi toppatoo leen ndax ñoom ñooy avenir ëllëg waaye baara sànqale dalal na suma xel nee na li concerné dégg nga sëriñu daara bu Wakaam bi ak tubaab bii def fi toj tojam ndax góor jigéen la fii ci ASC Sacré-Cœur dalal na suma xel nee na comme que garde à vue bi jeex na léegi procureur joxe na ndigal ñu defeere leen kon nag defeereel nañ leen léegi ñu ngi ci phase 2 d'enquête ou d'ouverture d'information judiciaire léegi nag na ci ñëpp a jóg ndax yii dafa bari ci dëkk bi. maire bu Wakaam moom fas yéene daal di bokk ci dossier wuk Serigne Diarra bi ñuy tuumaal mbirum yàkkataan ñu bëgg ci doon partie civile Samba Bathily Diallo. commune bi mën nañ porter partie civile pour accompagner en tout cas parents yu xale yooyu ñu def loolu pour que yoon ñu mën ko appliquer avec toute sa rigueur mais ñëwagul bu ñëwee bu fekkee yoon may nañu loolu bu soobee yàlla dinañ ko def. ba xibaar bi jibee ba léegi jëfi ñaawteef yi ñu gàlloo ci ndoddug Serigne Daara bi nekk ca Wakaam di Mouhamadou Habib Gueye ak responsable cellule performance bu Dakar Sacré-Cœur di Olivier Sylvain daanaka ñu bëri la daal di naqari ba tax ñëpp di sàkku yoon mu dem ba sës ci ñaari mbir yi. jaajëf Papa ma jaxate Sarr ñu wax kon ci mbirum Guy Marius Sagna mënu tee ca kaso bu camp pénal moom nag dafa fekk ni dafa àndoon ak i naataangoom doon ñaawlu njëgul courant bi nu yokk dox ba ca palais de la république loolee nag nekk na mbir moo xam si maître El Hadj Diouf nee na képp ku ko def dañ laa war a dóor balu fital nee na kon Guy Marius Sagna la mu def dafa ëpp te it kenn waru koo bàyyi avocat bi yokk ci ni kon mbirum ñetteelu mandat moom président Macky Sall ci boppam xelam xalaatu ko ndax yoon ci boppam moo ko mayul maître El Hadj Diouf moo kon ganu ko RFM matin. Guy Marius Sagna ku ne yokk courant bi yóbbu ko kaso ko dëkk dafa def infraction loolu ak courant bokk ci dara boo demee ci grille palais bi dafa jëfandiku di xeex gaz rouge dañ laa war a dóor bal nga dee yow yaa ne courant bi dafa jàpp ko tëj ko c'est pas vrai nga baal ma ñëpp ko ëpp ko bu ñu rey xoolal dama ni man mii maa ko ëpp li consommé courant yow mi yaa ko ëpp li consommé courant waaye moom xam nañ dafa bokk ci beneen parti du duma leen ñu ne tey jii de ki doon duma du fi ràññee du Macky Sall duñ ko may jàmm mais bu demee ba grille palais lu masul am fa mooy nga song palais nga xam ne palais nañu ko
fa dem di langaamu wala di laal dañaa war a dóor bal nga dee loolu mooy règlement palais boo faloo président nga dëggalaat 2 mandats yi nga ne yow sa mandat bokk ci waa ji ku ñu yàpp ñii xalaat loolu kan la yàpp na nit ñi am sérieux Macky li wax dëgg la buñ ko posé ay question ci loolu moo gën a xam ne 3e mandat di ko wax sax waxi dof rek la waxi dof pire mooy wax 3e mandat Sénégal. kaddu yi maître El Hadj Diouf ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benn simili. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. tey la fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2020 yamook bëccëg yi àdduna wërngal këpp jagleele ñu nu duppee enfant soldat di kon tu tànk yi nga xam si dañuy dugg ci wàlloowe loolee it sabab kon rédaction King FM daal di ciy porox ndollu defub gëstu jëmale ko kon ci àq ak yelleefu tu tànk yi. Awa Seck tey yemoo ko fukki fan ak ñaar ci weerum février atum 2020 la ñuy màggal ci àdduna wërngal këpp enfant soldat yi loolee nekk ab mbir bu ñu dul nemmeeku lool ci Sénégal donte yenn réew yi bëri na fa lool lu ci mel ni Armée démocratique Soudan Boko Haram Nigéria ba ci RDC bu ñu sukkandikoo ci ONU di mbootaayu xeet yi ba téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yëpp ay xale civil lañu laalee ci wàllum armée ci xayma 300 enfant soldat ay góor ak ay jigéen seeni at war a toll ci fukk ak juróom-ñett dugal nañ leen ci fanweeri conflit ci àdduna bi dañu leen di def ay combattants coursiers cuisiniers wala sax di leen di yóbbuloo ay objets sexuels dañ leen di recruter ci force yenn saay ñu leen di enlever atum 2002 la ñu teg ab protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant ñeel bokk yenn xale yi ci conflit armé yi loolee di dàq lépp luy boole xale yi seen at toll ci fukki at ak juróom-ñett waaye ba fii furaas daal day xëddee te yooyee xale sax lu ci ëpp ay jigéen lañu dañu leen di violer di leen xoqatal wala sax di leen di exploiter lu toll ci 25 dëkk fu xale yi ñàkk seeni waajur ci tubaab ay orphelin lañu yu seen waajur yi amee woon jàngoro gii di sida ñoom la mbir yi gën a laal daanaka yooyee ndaw bokk ci conflit armé yi yu ci ëpp ñu ngi judd ci ay événement émotionnel wala sax psychologique yu metti lool lu ci mel ni di ñàkk seeni waajur njaboot ju tasaaroo di gis ñuy toroxal ñu leen jege wala sax yeneeni mbir ndax dañoo dëkk di salfaañe seen àq ak yelleef. jaajëf Awa Seck yegg si nañu kon ci reportage bi tey nag ñu def taxaw seetlu jëmale ko ci élèves yeeg niveau français bi nga xam si dañoo nemmeeku ni na mu wàccee jéggi na dayo mu nekk mbir moo xam si nag daanaka li ko andi bokk na ci système éducatif beek ni muy doxe muy professeurs yi ba ci ndongo yi ñoom ñëpp ci joxe seen kàddu jaarale ko ci reportage u Mami Mangara. ndongo yu bëri liiratuñu loolu di feeñ si ni ñuy lakkee français monsieur Fall di professeur philosophie ak naataangoom bi di monsieur Bassène di ñu xamal li waral loolu. dafa fekk ni dafa am lu tubaab naan paradigme modèle bu amoon biñ nekkee xale buñ amaan problème wala difficulté dañuy jël benn roman lii sunu yaay yi dañu ko daan imposer waaye tey jamono dafa dox ba ñu am li ñuy wax xarala yu bees yi jumtukaay yu bees yi technologie ñëw ba xale bi su amee problème au lieu mu lire mais dafay dem dugg ci WhatsApp bi xool statut yi wala mu dugg ci internet bi seetaan ay film ay clip pour dikkaat. kenn jëndatul livre bu fekkee ay jullit ngeen man de ci la jumtukaay boo xam ne moom la ñuy jël di koy liggéey ci biir classe bi mooy nasaraan yi ñun ñiy jàngale sax danoo amee sax ay jafe-jafe ci kàllaama boobu. ñu yokk ci ne loolu sax feeñ na ci résultat baccalauréat at yi weesu. du xam-xam bi rek mais bala ngay xam d'abord da ngay comprendre lu sujet bi di wax léegi pour nga comprendre lu sujet bi di wax ginnaaw ci tubaab lañ koy làkk il faut yow làkk boobu nga dégg ko bu baax pour mën a xam lu sujet bi di wax ku dégg français mu mën a comprendre philo ku déggul français it pour nga comprendre lu sujet bi di wax day jafe loolu. ñaari ndongo yi toll ci 5e secondaire Mame Fatou Fall ak Ndeye Awa Diop dañoo gis ni ngir làkk tubaab bu baax faaw ngay lire. Ça permet de mieux réfléchir, de comprendre. Je les conseille que ñuy lire parce que lecture day ubbi sa xel boo xoolee télévision yi et tout da lay perturber les films et tout ça da ngay toog sax di ko ñuy def tey jii rek ci mujj compo bi élèves yi nekk di wax ci ay film. bëri na ci ay ndongo làkk français bu jub jafe na ci ñoom ci gis-gisu jàngalekat yi di lire mooy saafara bi. jaajëf Mami Mangara Midi Culture midi moo jot ba tegal fukki simili ci aéroport international Blaise Diagne.
bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa auditeur ak internet yu King FM. mi ngi noonu dañ koy daal di tàmbalee kon wax ci Cameroun anglophone. mu ngi noonu kon lu ëpp téeméeri doomu aadama yu fekk baax ca réewum Cameroun anglophone ñoom nag dañ leen a sàcc nëbb leen foo xam ni kenn gisu leen ñi ko def nag di ay séparatiste ay groupe lañ yoo xam ne dañuy yori ngànnaay ci gox yi nga xam ne mooy ni ma ko waxee région anglophone yu Cameroun laata élection législative ya di faluk député ya naka noonu élection municipale ya di gox-goxaan ya dimanche gu ñu weesu ñi ko xam ne nag di Human Rights Watch nee nañ sax dañuy teg ay tuuma ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy militaire ya ndax ay abus lañ fa doon def groupe indépendantiste yi nag ñoom dañoo aaye woon askan wa ñu génn dem voté ji ci nord ouest ak sud ouest bu réew ma foofee nga xam ne nag kon minorité anglophone ba fa la ñu gën a bëri foofee ca Cameroun waaye nag ay song moom moo fa amaat daal ci jamono ji nga xam ni ñu ngi doon amal scrutin ba dimanche bi ñu weesu ba jur ay jëya ba ci booru kon benn bureau de vote lañ ko defee woon. ci déndu Afrique la ñuy des ba tey waaye bi la yoon dañuy utali réewum Soudan wax kon ci njombe la xewoon ca Darfour loole moo sabab ba réew ma noppee jébbal kon Omar El Béchir ki le di ñi di waa CPI. kon leer na léegi réewum Soudan dina jébbal ka fa nekkoon njiital réew di Omar El Béchir cour pénal international di CPI moom mi nag ñu ngi koy wër atum 2009 ba léegi ngir mu wuyu ci tuuma yi nga xam ne moom lañ teg ci kawam bokk na ci génocide di boom ay doomu aadama yu bëri naka noonu crime de guerre ci jamonoy conflit ba foofee ci Darfour déclaration ba nekk ki ko def kilifa bu mag la ci réewum Soudan ñu tëjoon ko kon ci Khartoum biñ ko jëlee ci bopp réew ma ba tey avril la woon atum 2019 bi ñu weesu kon El Bachir toll ci juróom-benn fukki atam ak juróom-ñaar moom nag ñu ngi koy war ñoom waa CPI nag mu nga basé ci Alaye ngir crime de guerre ci Darfour kon ni ma ko waxee léegi ci conflit bi nga xam ne faat na lu bëri ci ay doomu aadama te tàmbale woon ci atum 2003 moom nag ak ay insurgés ñoom ñoo ko defoon insurgés yooyu nag ci ay minorité ethnique la ñu bàyyeekoo ñoom dañu jàpp ne ci askan wa dañ leen a beddi maanaam dañ leen a marginalisé bokk na ci ñoom Ahmed Haroun naka noonu Abderrahim Mohamed Hussein ak it Ali Kocheb ñoom ñëpp CPI mu ngi ci seeni tànk. ñu génn déndu Afrique kon utali bi le yoon réewum Turquie wax kon ci Recep Tayyip Erdogan mi nga xam si ma ngay artu nguur ga ne leen régime bu Syrie kon bu fekkee ni amalaan nan beneen attaque dina dal ci seen kaw. ci ab entretien waxtaan bu dox kon ci wàllu téléphone tey jii la am diggante président bu Russie Vladimir Poutine ak it njiital réew bu Turquie moom Recep Tayyip Erdogan ñoom nag li ñuy sàkku mooy plan bi ñu fa tegoon ba jàmm dellu siwaat ci réewum Russie ay accord la woon yu ñu xaatimoon ngir jàmm dellu siwaat ci Russie ñoom nag nee nañu réewum Russie la ñuy ñaan mu daal di wàccoo ak yile accord lu ko mooy ñoom ñi nag dinañ song gox bii di Idlib nga xam ni régime bu Damas mu ngi fay def ay weer a ngi ni ay offensive di faat ay doomu aadama bi ci mujj kon di juróom-ñetti soldat yoo xam ne ñu ngi fekk baax ci réewum Turquie ñu daal di leen di faat ci ay tiir yoo xam ni régime syrien bi ñoom ñoo ko doon def ca Idlib mu nekk nag loo xam ne benn semaine rek la amagum Serigne Saliou Erdogan nag dafa joxoon àpp ki nga xamante ni moom mooy Bachar al-Assad ngir nag mu retiré ay troupam ci zone boobu nga xamante ni régime bu Syrie bi ñoom ñoo ko daal di reprendre waaye nag artu na ko tey jii ni bu fekkente ne defuñu dara congu yi dina dal ci seen kaw kon fii tey la ñuy taxaw ci xibaar yi soxal biti réew. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite le sport. Now sports. bàkk boobee kon xibaaru tàggat yaram yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu bépp auditeur ak internaute bu rajo King FM. football lañ koy tàmbale wax ci coupe de la ligue du Sénégal mu mel ni kon juróom-ñetteelu huitième de finale yi kon tey jii ci àllarba ji lay door. bokk na ci jogante yi AS Pikine mi fas yéene daje bu juróomi waxtu ci ngoon jotee ak Demba Diop FC ca stade Caroline Faye ba ca Mbour Massamba Mbaye di kii tàggat waa Pikine yi di sàkku ci joueuram yi ñu bañ a xeeb ñañu war a dajal donte na nag Demba Diop FC ca Ligue 2 la nekk ñu teewlu ay kàddoom ci jokkoom ak rajo King FM. c'est vrai que def nañu ay faux pas def nañ match nul suñu dëkk ak Casa dem nañ fële Gorée gagné 2-0 mais bon loolu yëpp ça fait partie du jeu football noonu lay demee donc loolu du tax aussi ñu def tête baissée dinañ dem jouer grandement suñuy sens à Mbour donc te xam nañ ne aussi du doon match bu yomb li may war a gën a insister mooy que ñu solide derrière donc loolu
loolu temps yëpp ñu ngi ci liggéey donc man jàpp naa ne ñun dañuy jël des fois ay bii yoo xamante ni mënoon na ñàkk loolu ñu ngi ciy liggéey donc coupe nag moom coupe la daal donc loolu moom fekkee da ngay faral di jël ay bii dafay xaw a compliqué mais yaakaar naa ne xale yi temps yëpp ñu ngi waxtaan ak ñoom surtout sur le plan mental di leen wax ne nag match coupe moom ay match spécial la coupe moom benn du ci yomb benn du ci yomb donc dinañu waajal suñu bopp bu baax xale yi aussi ñu waajal leen ñu xam ne aussi ñu jox cër équipe bi ñuy fekk xam ne Ligue 2 ak Ligue 1 pratiquement booy xool benn la loolu léegi ñëpp xam nañ ko Sénégal donc dinañ xam ne match bu metti moo ñu xaar mais ñun tamit ñu def li ñu war a def quoi yaakaar naa ne daal li ñu war a def bu ñu ko defee yàlla mën nañu may résultat bu positif. ginnaaw jongante AS Pikine ak Demba Diop FC yeneen jongante yi bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee te Thiès FC dina tase ak Jàmbaar bu Saly ñaari tali di dalal Kër Madior ci waxtu woowu ba tey bu ñeenti waxtu toftalee fanweeri simili Sonacos dina tase ak AS Douane bu juróomi waxtu jotee Teungueth FC mi jiitu ci Ligue 1 bi dina dalal Jamono bu Fatick bu juróom benni waxtu toftale fanweeri simili SNEPS Excellence dina laale ak Dakar Sacré-Cœur ca waxtu woowu Guédiawaye Football Club dina tase ak Génération Foot jongante bi waroon nag dox diggante Entente Jeune Fatick ak Casa Sport Fatick dañu ko dàqal ba jëmmi jamono li ko waral mooy ñàkkub li nga xam ne mooy ay takkader ngir matale kaaraange stade ba la ko waral nag mooy jafe-jafe wala coow yi ñu nemmeeku fan yi ca Fatick ginnaaw ba nu faate kenn ci dawalkatu moto Jakarta ba tax ñu dàq jongante boobu ba jëmmi jamono. mi ngi noonu ca xibaar yi nu mujjee jot sax jàppal ni dawalkat yi moto Jakarta ya nekk foofee ca Fatick ñu nga xëyaat di yëngu-yëngal ñu wëyal xibaaru tàggat yaram yi ba tey Pape wax ci njombe li dal ci seen kaw rawatina la xew ca Dakar Sacré-Cœur ak kanu wax ni ca seeni njiit la da doon yàkkataan gone mu mel ni kon njiitul fédération bi di maître Augustin Senghor joxe na ci xalaatam. moom nag naqarlu na mbir mi nga xam ne moo fa xew tey sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite académie yeeg ñi yëngatu ci football bi fii ci Sénégal ñuy bàyyi xel ci mbir yooyee ngir daal di koy moytu ñu teewlu maître Augustin Senghor. li ñu déggat mu jógee fële ci Dakar Sacré-Cœur yéem nañu torop mettit lañ ci jëlee parce que musiba bu la mel noonu mën naa ne guléet mu am ci biir équipe fii ci Sénégal mu nekk loo xam ne nag lu ñu bett la waaye tamit defe naa li ñuy def rek mooy xool ni ñuy jëlee matukaay yëpp pour que li ni mel bañ a amati bu weesoo loolu ñu jàpp rek ne mbir mi bu mu amee tamit ñu ngi rafetlu maanaam disposition yi nga xam ne dirigeant Dakar Sacré-Cœur yi jël nañ ko parce que ñoom ñoo feeñal waa ji ñoom ñoo yóbbu dossier bi police ñoom ñoo oo parents yi ak xale yi pour wax ak ñoom boole leen ak maanaam seen psychologue pour que mu mun a wax ak ñoom ba tey dossier bi mu ngi ci yoon ki nga xam ne moom la ñu tuumal téye nañ ko li ñuy def rek mooy suivre di ñaan rek bu fekkee ne li ni mel moom moo ko def yoon teg ko daan yi mu ko war a teg pour que loolu bañ a ti am mais surtout aussi ñuy artu rek ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci sport bi ci football bi c'est surtout ñi nga xam ne dañuy yor ay xale ay tuuti tànk pour ñu jël ay matukaay xool ñiy organiser woo def ay disposition maanaam yoo xam ne day jëm ci kaaraange xale yooyu mais aussi di saytu bu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël ñuy liggéey foofu parce que xam nañu ne ci wàllu li nga xam ne mooy pédophilie ñi nga xam ne pédophilie la fi ñuy dem rek mooy fi nga xam ne foofu la ñuy gis li ñu soxla mooy xale yi tout tànk yi nga xam ne amuñu benn défense donc loolu daal defe naa comité exécutif si réunion bi di ñëw dina ci tamit gëstu xool naka ñu mën a gën a jox ndëgër laay li nga xam ne mooy fonctionnement suñu équipe yi waaye tamit xool ñi fay dugg xool tamit xëj na ci wàllu li ñuy wax casier judiciaire ndax ñooñu bu ñuy ñëw fii Sénégal wala bu ñuy liggéey sax fii Sénégal dëkk fii ndax mosuñu am maanaam ci seen passé ay jëf yoo xam ne ñu ni mel la pour que rek ñu mën koo artu ci fàttali ak ñoom waa Dakar Sacré-Cœur démb def nañu ak communiqué di leeral ne dàq nañu ki nga xam ne moom la ñu ca tuumaal te mu bokkoon ci ñoom di Olivier Sylvain ndax ndax moom mi nga xam ne moom la ñuy tuumaal moo def mbiru yàkkataan yooyu jëm ci ay joueurs mineurs ca académie bi te yokk ci ne yoon saa bu leen soxlaa ci ay xabaar ñoom noppi nañu ngir jox leen ko. Europe jongante yu am solo dina fa am tey jii. bokk na ca quart de finale Coupe de France tey jii ñaari jongante bu juróomi waxtu toftalee fanweeri simili Dijon dina dalal Paris Saint-Germain bu juróom ñetti waxtu toftalee juróomi simili Olympique Lyonnais dina dalal
dalal Olympique de Marseille ëllëg la ñuy jeexal quart de finale yi ak Épinal mi dalal Saint-Étienne fàttali ne démb ren mu am Mbaye Niang mi nga xam ne sax dugal na dañoo daan Belfort 3-0 ba tax ñoom ñoo njëkk qualifié ci demi-finale yi ci xibaar ñu jeexale ko ak Sadio Mané mi nga xam ne moom mooy ñaareelu joueur ci Europe bu dàq duut nekk ci ginnaaw Neymar mi jël paie Messi moo nekk ci ñetteeli place bi classement boobee nag ñu ngi ko def ginnaaw ay xayma yoo xam ne observatoire des données de performance sportive Opta ñoo ko def ba saison 2019-2020 bi daal di rek ci li nga xam ne mooy saison 2019-2020 bi beneen xibaar jeexalee foofu muy Iker Casillas nekkoon fi ci ay jamono gardien de but bu Real de Madrid ak Espagne moom nee na samp na ndëndëm ngir mën a jiite fédération Espagne bu football Serigne Saliou fii la ñuy yem tey ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee wax ci festival ba nuy waajal mu nar a am ci gox bile di Ngumba loolu nag dañ koy def ngir kon gën a yaatal ba noppeet ñoŋal wàllum aada ak cosaan ci boobu la gox waaye tamit ki la di maire gox ba ca la daal di porox ndoolu dellu si waat ca la waral bi lépp festival ñu teewlu ay kàddoom. dafa visiter privilégié lycée bi ak école bi mais après voté na pour ñu yokk salle de classe Mbumba pour ñu équipement ñu def équiper lycée Mbumba loolu yëpp pour man li yóbbu dëkk bi ci kanam ren bëgg nañu que directeur Sayer moom wala nitam ñu mu yónnee ñu ñëw Mbumba pour ñu visiter looleen mooy lu ñu wax Lobbudu zone agricole la zone bu am njëriñ la loolu yëpp ci festival bi moo ñu koy indil ak loo xam ne nag tuutiwul mais ku xam Souleymane Bachir Diagne nga xam ne fépp lañ ko xam ci àdduna day ñëw Mbumba loolu rëy la pour ñun. mi ngi noonu nekkoon kon meeru Mbumba ci festival boobee fa nar a xew tamit ca la ñuy des ba tey wax ci jàngoro ji nga xam si kon moo di drépanocytose ak ñi ko amee loolee itam daanan ko fa waxtaane ñu teewlu ci loolu ki nga xam si moo jiite association sénégalaise drépanocytose di Maguette Ndiaye. lu rëy loo xam ni weesu na sax sunu yaakaar ndaxte ku nu ne woon dinañ dem tey fu mel ni Mbumba xam ni sori na trop association bi mosu fa dem fekk fa ay nit jox leen ay test pour ñu xam ndax am nañ wala amuñu waxtaan ak nit ñi ñaari fan ba ñett te xam ni ak artistes yi nga xam ni yëpp ñu ngi fa waaye aussi infirmières yeeg ña fa nekk ñëpp nga xam ni ñoom ñoo yor wàllum paj mi dañ leen di former jox leen tamit ay moyens yoo xam ni dina tax ëllëg ku ñu gis mu yor yenn si ñi dañ xam ndax am na drépanocytose wala déet. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi Maguette Ndiaye jiite kon kuréel gi nga xam si moo daal di lëkkale ñi amee jàngoro jile di drépanocytose ñu wax kon ci découverte bi tey jëmale nu ci artiste bile di Mohamed Ndiaye ñu gën koo xam ci Cool G Flow moom nag ab artisan la waaye tamit day yëngu ci wàllu musique Fatou Sow. Cool G Flow lay wuyoo waaye turam dëgg moo di Mohamed Ndiaye moom mi le boole ñaari yëf di wàllum artisanat ak musique jot na génne itam ñetti single bi si mujj mu duppee ko taxi lii lañ xamal si bile single. yàgg naa ci musique bi nag def naa ci presque ay 20 ans et quelques mais dama nekkoon ci benn groupe def 3 single benn bi mi ngi tudd yaru benn bi mi ngi tudd taxi benn bi mi ngi tudd àdduna son mbëggeel la quoi koo xamante ne nii dafa nekkoon ci yow yàgg ak yow miinanteeg yow ngay sëy ak moom nga jékki-jékki benn seytaan dugg seen diggante nga xeex ak moom bàyyi ko mu dem après nga toog sa kër nag wéet boo toogee sa kër wéet nag xam ne kat sa jabar bi amoon na fu mu la féete si ngay toogaat nag xamatoo fu mu nekk nga koy wër ne ko bu fekkee ni taxi la Tamba la wala Kolda foo jaar ma fekk si la. wàllum artisanat bi mu boole ak musique xamle na ni doonul lu koy jural jafe-jafe ndax lépp rek mi ngi dépendre ci artiste bi. artisanat ak way bi dafa ànd lépp ci artiste la rek parce que yenn saa yi nga nekk un chantier yow ko sa nga nekk fa ñu bàyyi laaj benn kër ci ndum nga war a def say travaux donte ko bu fekkee inspiration mi ngi si yow rek yow chantier bi yow ko sa yaa fa nekk war nga mën a inspiré wu mi ngi mel ni rek am na boo xoolee suñu maam yi bu njëkk buñu daan togg dañuy togg bu ñu nekkee si waañ bi di woyantu affaire yooyu noonu di woy ay woyu neex woyu cosaan affaire yooyu noonu c'est-à-dire travail liggéey ak artisanat ñoo bokk na ci ay bëgg-bëggam ñetti singalam yi wër ci àdduna wërngal këpp donte sax amul yenn moyens yi waaye mi ngi def kéemtalaay kàttanam ngir lépp tegu ci yoon.
bëgg a gis sama 3 singles yi pour public Sénégal déglu ko attentivement quoi parce que way la boo xamante ne nii que nit ki boo ko dégluwul rek doo xam fan lay waxee mais boo xoolee way bi ñu si way yëpp 3 titres yi ma def yëpp dafa nekk thème yoo xamante ne nii ku ko déglu di nga xam ne lii lañ ciy wax quoi dafa desee pare mais plus tard dans 2 semaines vidéo bi dina mën a génn aw ma kenn ku ma jàppale sama liggéey laay liggéey bu ma ci amee xaalis ma coppati ci tuuti dem studio enregistré son dem joxo ñu defal ma ay vidéo affaire yooyu noonu quoi donte ko lépp maa koy defal sama bopp te bu ma sañoon gars yi dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax jotagul def ay tournée ca biti réew waaye mi ngi wéyal liggéeyam ngir laata njeextalu atum 2020 bi albumam bi muy liggéey jamono yi yemb ba àdduna wërngal këpp mën cee jot. jaajëf Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di defal nataalub bindkat bi nekkoon politicien nekk tamit membre fondateur ci Négritude di Aimé Césaire mi ngi gane àdduna atum 1913 génn àdduna 2008 Mami Mangara. Il y a 2 jours, j'étais en France, à Paris. Je vois arriver à moi un petit homme noir. C'était Léopold Sédar Senghor. C'était un Sénégalais. baat boobee du kenn ku dul Aimé Césaire mu nekkoon ab bindkat ak ku xam-xamam màcc ci wàllum politique moom Césaire nag mi ngi xamal jaar-jaar yi mu jot a am ak Léopold Sédar Senghor nekkoon président de la République du Sénégal. Cahier d'un retour au pays natal mu doon œuvre am biñ ko gën a ràññee moom Aimé Césaire bokk na si ñi taxawal mouvement de la négritude mu doon ab courant littéraire bu doon xeex lépp lu soxaloon nit ku ñuul mouvement boobu mi ngi juddu ci atum 1930 moom Aimé Césaire fal nañ ko maire bu Fort-de-France ci atum 1945 nekkoon na tamit député bu Martinique ci atum 1945 jàpp 1993 Aimé Césaire yamul ci loolu ndax falaat nañ ko ci atum 1945 jàpp 1970 président du conseil régional bu Martinique wax ci Césaire du doon lu yomb ndax jaar-jaar yu bari yi mu jot a am ñu tënk wax ji rek ci bésu juddoom mu doon le 26 juin 1913 fële ca Martinique Aimé Césaire laata muy génn àdduna ci atum 2008 mi ngi tolloon ci juróom-ñeenti fukki at ak ñeent. jaajëf Mami Mangara Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. ganu xibaar yi tey di dalal Bouba Dembaw moom nag ab artiste la boo xam si daanaka yëngu ci wàllum lu reetaan loo nit ca la nekk jamono ji nag bokk na ci ñi gën a def buzz ci biir réseaux sociaux yi laaj ak tontu dox na digganteem ak Papa Madiakhaté Sarr. boo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. dama lay bàyyi nga présenter sa bopp ñi lay déglu. maa ngi tudd Aboubacar Sadikh Badji dëkk Parcelles Unité 22 sénégalais jeune comédien. tey nga nekk sunu gan ci Midi Culture. Bouba Dembaw phénomène bi kañ la juddu ak naka la juddoo. phénomène bi mi ngi juddu ça fait déjà 1 an dañoo njëkkoon def benn vidéo ñu may laajte nan la ñuy waxee ay dëmb nan la ñuy waxee ay nooxoor nan la ñuy waxee ay ceebu jën nan la ñuy waxee yaasa depuis lors si la affaire bi juddu quoi mais après boosté wuñ ko quoi ñun dañoo jàppoon ni que benn foo la nii rek war naa ko mën a def après ñëpp reetaan ku nekk jël sa wàll et après ñu toogoon 1 an defuñu dara après nag si lañ defee si at bi Halloween bi mooy bu may wéeru si miir bi naan may chaîne sacoche xam nga si la affaire bi judduwaat defaat ampleur bu mag gars yi commencé même pas 1 mois sax mu am 1 million de vues sur YouTube partout gars yi di ko tiktokee Bouba Dembaw léegi Bouba Dembaw bi aussi tamit mi ngi jógee si vidéo bi ma lay wax nii mooy sama première vidéo bañ may laajte nan la ñuy waxee dëmm ma naan Dembaw tu vois après sama manager Wilson si la ma waxee booy il est temps nga góorgóorlu lii nga gagné si li nga si war a gagné quoi parce que am nga talent. succès bi nga xam ne def na ko nan nga ko accueillir. affaire bu neex la mbégte la quoi parce que day wan ni que li ngay liggéey da nga koy gën a yokk parce que nit yi bëgg nañ la parce que tey imagine toi nga commencé laaki chaque rumba maire yi di tiktok ay tata soo xoolee sama clip bi di nga si gis ay maire takk butéel seen digg ngay toog paay di ko wax xale ndaw yi ku nekk di laaki chaque rumba affaire bi bett ñëpp quoi man mii sax def ma bett parce que xaaruma woon ni que ni dinaa mos a yegg si obstacle bi ñu may invité si ay concert yi mag comme li si mel ni concert Wally Seck 31 décembre ak barki Dembo Ndiaye samedi bi Dip Doundou Guiss maa ngi foofu joué ay spectacle gars yi kontaan gars yi di la message fu nekk di lay jox ay mots yu lay encouragé ay courage ay continue comme ça lâche pas xam nga loolu doo def lu dul suba après da nga naan laaki chaque rumba jeex na xaama jéem a tàngalaat leneen loo xam ne keneen da si jëlaat ñu gën a kii quoi. dernièrement nga génnee benn clip évolution la boo bëgg a def ci sa carrière lan la exact. tey li ngay dégg gaaro like shaking bro gaaro like choking bro like shaking bro hindir girl xam nga dash becho nakar tuturo
sambal gawar hindi gawar hindi gaara hindi gawar loolu yëpp fan nga dégg ñu koy wax kan moo la koy wax il suffit que nga dégg benn rek da nga naan lii c'est Bouba Demba léegi dama bëgg a indi beneen facette de comédie boo xam ne genre tey dina am sensibilisation boo xam ne sénégalais yi dinañ xam ne Bouba Demba mi malgré mi ngi sol ay yëre am mbomb wala ay tuba yi am mbomb ak yëre baas yu ngand ak mi ngi xëm ak mi ngi lakk mais mi ngi joxe ay messages yu baax les lancer moo xam jeunesse yi ak grand yi nekk si di seetaan affaire yi et tout. bu fekkee am ñuy apprécier am na ñoo xam ne également ay critiques sans doute jot nga ko si nan nga koy accueillir. nga tey mbëri dañuy bëre suñu bëree dañuy def ngemb teg seen cuissard man dama def sama cuissard jël ngemb yu ni ngembee bébé def ko quoi c'est trop comique léegi gel bi mu bind si Twitter bi je sais pas xaw ma lii pour xaalis wala lii pour buzz wala nekk star lu ko fi jar mais man tontu ma ko déjà comédie bi rek mi ngi si jaamu yàlla parce que tey xamul obstacle bu muy fekk nit bu mer mu reetaan loo ko te critiques yi ñoo lay gën a yóbbu de l'avance. lan mooy perspective bi bu war na mbaaw bëgg naa yegg si benn niveau boo xam ne si comédie Sénégal pourquoi pas organiser grand théâtre waa TFM ñoo couvrir ko ñëpp ñoo wuyu si ma pourquoi pas ma génn Sénégal nekk international di ko defee comme ni ma bëggee États-Unis di ko defee foofu mu xam ne sax day am ay Sénégalais yi quitté fii fekk mu foofu seetaan ko ñu ànd encore ko ñibbisi. alors Bouba gars yi lay déglu bëgg na nga may leen dara. Hindel bro like Shaki rumba shapar Hindel go du wanna castle lady go like mboro checking bro like mboro loolu mooy dash becco nan la ñuy waxee mboroxe ci anglais. Zambrakaw. Bouba Demba jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax tey nga ne woon sunu gan ci Midi Culture. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. jàngoroy coronavirus jay xew ca réewum Chine moo ngi wéy di upp boppi njiit yi nekk ci réewum Sénégal réew mi quotidien ca réewum Chine nga jàngoro ji di lëmbe jamono ji am na benn waay bu fa bëggoon a riire utal si réewum Sénégal waaye nag ca mujjantal ga yegsiwul le témoin ne tey laa leen di leeral la tax ba chinois ba yegsiwul ci réewum Sénégal waa ji Wang Shu la tudd Dakar la bëggoon a ñëw jaare ko ci Turkish Airlines waaye nag booba fekk na ñu yore wàllum wér-gu-yaram ci réewum Sénégal ñu yëgal leen xibaar bu ni mel ci lañ leen xamal leen bu mu ci dal journal bi ne waaye nag chinois boobee di Wang Shu bu yegsiwul réewum Sénégal nan ko gërëme kilifa ya nekk ca roppalaan gii di Turkish Airlines ndax nag ñoo ni ko toogal ci sam réew te bul yaakaar dugg ci roppalaan gi banaan damay dem Sénégal réewum Sénégal xalima la nu jël sapp ko ci daa bind ci lettre bu rëy jébbal ko réewum France l'observateur moo ko wax boole ca xëy dinu faram-fàcceel la nekk ca biir bataaxal ba journal Rue 15 angle corniche bi ne lettre boobee maître Omar Youm moo ko bind ci turu gouvernement bu Sénégal lépp nag moo ngi doore ci kàddu yu ambassade bu France waxoon keroog dimanche Philippe Lalliot dani woon train express régional bi bu kenn yaakaar mu daw ci weeru avril bi nu dëgmal kàddu yooyee la kilifay réewum Sénégal jàpp ne dara leeru ko ca te moom tubaab bi kàddu la yoo xam ni même bu fekkoon ni dafa war a jóg itam nekkul ni moo ko war a yëkkati ca biir lettre bi waa Sénégal bind France ba tey l'observateur nee na nguur gi fàttali nan fa tubaab yi contrat bi dox seen digganteek Sénac SA ci autoroute à péage bi yéenekaay bi ne ci biir lettre bet nguurug Sénégal ñoo nga fay artu waa France di leen xamal ni app bi TER bi di train express régional bi war a noppee bés bu nu ko weesoo lu toll ne tarfatal ay nit ci lu nu tey dinañu xam ni bés si góor a koy bay ñetti góor a xëy nekk ci xët u njëkku enquête yéenekaay muy Cheikh Omar Anne Pape Alé Niang ak Mody Niang journal bi ne la tax ñu nekk fa moo di ne Cheikh Omar Anne dafa yónnee ab citation directe Pape Alé Niang ak Mody Niang loolu di tekki ne bataaxal la leen bind di leen yëgal ne bu nu wóoloo seen bopp nanu jaaraat fi nu jaaroon maanaam kàddu yi nu wax ci livre bi nu duppee scandale au cœur de la République le dossier kuddu nanu ko waxaat te wax fu nu ko tekk ndax nag jëwriñ ji sàlloo njàng mu kaw mi nekkoon fi tamit ci ay jamono directeur bu kuddu nee na kàddu yooyu lépp ay sos la Cheikh Omar Anne yokku ca ne li mu bëgg moo di muy Pape Alé Niang di Mody Niang ñu jàpp leen tëj leen kaso ba noppi boole ci fépp fu nu jaaroon séddale fa bileb livre ñu jaaraat fa nangu livre ba noppi taal ko boole caat jébbal ko lu toll ci fukki milliards ci xaalisu CFA su moom koppar yu takk yooyee Cheikh Omar Anne di laaj gaa yi moo tax mu xëy bind ci xatam ne Cheikh Omar Anne génneel na yatukel ñangeen yi muy Pape Alé Niang ak Mody Niang journal bi boole ca duppee ko le Thierno de Ndioum Vox Populi ne Cheikh Omar Anne yónnee na citation directe Pape Alé Niang ak Mody Niang ba noppi di leen laaj fukki milliards ci xaalisu CFA Les Échos ne yemul foofu ndax nag Cheikh Omar Anne nee na gaa yi lépp li nu wax ci bileb livre ay kàcc la dara du ca dëgg te nag lu jiin njaaga Nafi Ngom Keïta mooy njaak ki nekk njaak dëgg moo di njiitu réew mi di président Macky Sall Grand Place ne loolee moo war a tax mu ndëppal réew mi muy jiite di Sénégal yéenekaay bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne réewum Sénégal jamono ji moo raw jara ca foo laal moo ngay metti muy njàng mekk njàngale mi mu ndax nag G7 ak G20 di ñaari kuréel yi ëmb syndicat jàngalekat yi ëpp doole ci réewum Sénégal ñoo ngi ci ab grève ak di yëngoo ko yëngal ca geneen wàll ga ñuy lakk mburu di boulanger yi di yëglu ak di artoo dem cib grève te mbéeg dikk bi moom di wàllum transport bi dañ koo sax far jëlale jël dëgg ci làmb ji lay amee te wàcc ma daan naa la wóorul ndax nag ku daanu da ngay féete kaw Zallo ci sunu làmb yéene kaay ne combat bi nar a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé faaw jël la am ca waaye nag li muy digal sëll bu ndaw di Ama Baldé moo di bu mu jéem sax wala muy xalaat naan damay xeex ak Modou xarañ Lo keneen ku sunu làmb xëy fësal ci xota moo di Tigre de Fass ba woon di Mbaye Gueye moom li ko metti ba tax
ma wax ko sama naataango yi moo di ni chinois yi tabaxe arène nationale bi nee na tabax ba jaarul yoon ba tax arène nationale bi chinois la. wàllu musique la ñuy jeexalee jotaayu Midi Culture tey ñu andi leen benn kon ci woy yi Viviane génne ci albumam bi la di beneen level woy bi nag da cee ànd ak Fally Ipupa duppee ko yenn saa yi ñu teew. noonu mbokk yi nekkoon Midi Culture nekkoon itam ak li nu cëlale woon ci waxtu daal di jeex di jaajëfal bu baax a baax ñu nu doon may nopp ci 99.4 ak ñu doon topp ci www.kingfm.sn. cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Kader Lo Abdoul Khadr mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kàddu gi production Mouhamadou Lamine Ndiaye digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera lu mooy loolu kon woy leen di déglu suñuy programme ci King FM mbokk yi yàlla na jàmm yàgg.